salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan ci Bambey TV man la seen présentatrice Maymouna Sidibé tey ñu ngi am mbégte ko commencé ndoo ak yéen campagne électorale pour mairie bi pour locales yi c'est dans ce sens que nous avons le plaisir de recevoir le représentant du grand parti à Bambey ñu bàyyi ko ñu présenté wu tey bu ñu la doon laaj kan mooy Mbaye Badiane grand parti de Bambey. Merci beaucoup Maymouna maa ngi nuyu mbokki internet yëpp di nuyu ñi ñuy suivre à travers le Sénégal à travers la diaspora donc ñu leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam vraiment di rafetlu invitation bi ngeen ñu invité dalal ñu fii ci seen ay locaux vraiment di rafetlu seen liggéey yéen waa Bambey TV Maymouna su ma la bëggoon a wax kan mooy Mbaye Badiane en quelques mots dafay doon loo xam ne peut-être mën na yomb peut-être mën na bañ a yomb Mbaye Badiane ci ni ma ko mën a waxee doon na taalibe bu xeebu boo xam ne mi ngi dëkk Bawol dëkk plus précisément à Bambey juddoo fi yaroo fi màggee fi jàngee fi école primaire jàngee fi lycée génnee fi dem université eggale samay études supérieures foofu donc génn Bambey eggale samay études supérieures moo ma génnee ci commune Bambey bi ma demee ba def li may def ba pare it yàlla dimbali ma dëppaat ñëw au bercail su ma dëppaatee ñëw au bercail mooy avant mon insertion au port autonome de Dakar j'étais entrepreneur comme vous parce que bi ma amee sama ay diplôme ñibbisi donc tooguma di xaar état dama dem créer sama entreprise tuddee ko entreprise takku liggéey mu nekk benn entreprise boo xam da doon évoluer dans le domaine du multiservice nekk plus précisément au marché de Bambey donc loolu laa débuté sama carrière en tant que jeune entrepreneur bi ma yàlla dimbalee tamit ba may dem di dem ba dugg au port autonome de Dakar dans le cadre du transit donc di gérer tout ce qui est dédouanement de conteneurs et de voitures au port autonome de Dakar donc yàlla di ma suturaal ba ma doon koo xam ne tey jii mooy ki ma doon kon nag vraiment loolu moo doon sama cursus ci lu tuuti et doon koo xam ne tamit ndaw la ci biir port bi bokk ci ndaw ñi nga xam ne it dañoo gëm ne li ñu am rek dañuy dëpp ñëw bokk ko ñi ñu dëkkal muy seen askan bi ñu jógee muy askanu Bambey yàlla dimbali ma ba ma taxawal sama mbir moo xam ne maa ngi ko tuddee Moubarak transit transport donc doon boîte boo xam ne maa ngi am ñu ma ko seqal mu néew mu bari maa ngi am ay doomu Bambey yu may jël ci ay stage kon loolu en quelque sorte moo nekkoon sama cursus bi nga xam ne def naa ko aussi bien à l'élémentaire au moyen au secondaire aux études professionnelles et mu jëral ma li ma doon tey jii ma nekk transitaire au port autonome de Dakar. bu ñu ñëwee ci cursus Mbaye Badiane macha allah un parcours riche un parcours très riche on doit l'avouer est-ce que Mbaye Badiane bokkoon na ci ay mouvement syndical ci école est-ce que Mbaye Badiane daan na yëngatu ci ay affaire grève ay affaire bañkat. voilà merci beaucoup Maymouna xam nga man ñi ma xam ci Bambey yëpp jàpp naa ne donc ci ay lutte lañ ma xamee man bi may nekk CM laa commencé nekk dans des clubs socio-éducatifs foyers socio-éducatifs jiite fi club EVF au CMJ Rifal de Bambey dem fi lycée bokk ci foyer socio-éducatif bi jiite fi le club russe de Bambey pendant 3 années bi ma jugee aussi foofu dugg naa ci ce qu'on appelle les associations sportives et culturelles mooy les navétanes doon naa fi président d'ASC ba fi may wax ak yow ni président d'ASC la donc bokk naa fi zone membre zonal donc am na yoo xam ne tey jii entreprendre naa ko avec les mouvements associatifs de Bambey doon naa fi aussi président de la commission d'organisation des étudiants ressortissants de Bambey à Dakar nekkoon fi aussi candidat à l'élection présidentielle de l'amicale des étudiants ressortissants de Bambey kon man su ma yeboon ne sama cursus et Bambey ku ma xam ci mbooloo nga ma xam ku ma xam ci association nga ma xam wala ci daayira ba ci yooyu lañ ma xam kon vraiment man fi ma dëkk xëy na
ñi nga xam ne bokk naa ak ñoom promotion amu ci kenn koo xam ne dina natable sama tur fii ci biir Bambey en quelque sorte. kon le candidat du grand parti Mbaye Badiane ci révolutionnaire yi la bokk ci bañkat yi la bokk bu ñu ñëwee ci sukkandiku si li nga doon wax ci loolu nga créé nga tuddee ko takku liggéey nga ni ñu doon nga embauché liggéey ak ay jeunesse su Bambey donc bu ñu mënee laajte Mbaye Badiane ci yan action sociale liée au développement lay yëngatu fii nii ci Bambey. ok merci beaucoup Maïmouna loolu dinaa ci sawar a tontu parce que vraiment ku ma xam na sama lépp Bambey la bañ naa ko ba suma collègue de bureau yi au port autonome daf naañ ma loo fort ci port bi rek yóbbu ko Bambey man li ma xam mooy Maïmouna man xamuma xëy yàlla dimbali la nga won ginnaaw ñi nga xam ne ñoo la def li nga doon tey jii bu dëgg dee dëgg lu nu am rek Bambey lañ ko war a delloo si ndax lépp lu nu am ci biir Bambey gi lañ ko amee kon tey jii lépp loo xam ne for nañ ko du lundi au vendredi samedi lu ñu mën di def dañuy ñëw Bambey musuma tëbal week-end ñëwuma Bambey musta am que muy activité politique ak que muy temps normal ak week-end Bambey laa koy defee ji ala kulli xaal lundi vendredi moo ma bàyyi Dakar lu ma am lu ma for mu néew mu bari ma ñëw bokk kook ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel te li may def yaakaar naa ne man ci social xaaruma ba élection ñëw ma koy def déedéet man dafa am noo xam ne dañ ma ko yaree muy ci sutura su ma waajuru jigéen daf may wax ne ma looy seq ak nit rek na ci sutura jiitu ndax sutura lu mu jiitu lu ne rek pay ak yàlla moo fay ñëw te sant naa ci yàlla bu baax et action sociale yi tey jii moo xam événement bu mënti am ba may jàppale ñi ma yàlla booleel fekkul dara xew amu fi benn candidat boo xam ne man ni may doxee fii di nga ko doxee ci biir dëkk bi amu fi 2016 ba léegi ci laa nekk opposition nekk grand parti ba tey ji ma nekk le coordonnateur départemental du grand parti bokk secrétariat national exécutif du parti yor section agriculture 2016 ba léegi du ay caaxaan ça fait plus de 20 ans 6 ans xoolal Bambey ba mu daj ban jeune moo fi ñi may opposé wu pendant 6 ans amu fi ku dul man loolu amu fi nga opposé wu ba pare boole kook la ngay liggéey amoo un mentor bu lay jox li ngay liggéey di ci teddal sa njaboot moom ngay jël bokk kook askan bi tey jii événement du jot korité jot wala tabaski jot may xaar kenn di ma jox la ma am mu néew mu bari moom laay jënd ca la ma am moo xam ci lu mu mënti doon ma jàppale ko ñi nga xam ne tey jii damaa dëkkandoog ñoom sant naa yàlla bu baax ndax ñi ma dëkkal jéppi wuñu ma ndax sama am peut-être tollul nenn ni mais ñi ma ci war a jàppale maa ngi leen ciy jàppale xaaruma ba élection am jeunesse bi aussi li ma booleeg ñoom dafa bari parce que maa ngi lay wax sànq ne ba fi may waxee ak yow nii tey jii président d'ASC la et sama waa koñ dañoo jàpp ne dem ba jàpp ne man mii kat li may séq ak ñoom ci teraanga dem na ba mayatu leen seen ngor ñoom ñu jël keneen di ko jox leneen dañoo ñëw ba ci man ne ma ñun kat lii dañoo xam ne yow lañ ko mën a jox ñu jox la ko ndax li ñuy defal dañ cee sonn kon ñooñu jeunesse bi am nañ fuñ la teg et ña nga xam ne tey ji ñoo ma mag muy samay kilifa yi tamit kasaali ko noonu muy tabaski muy korité muy koor lépp loo xam ne tey jii dañ koy woote te mu jëm ci social dama ciy wane sama bopp màggal nag moom waxaalewu ma ko bu màggal jotee ngay jël say paasi màggal di ko joxe yor sa kër Touba nit ñi di la fa fekk si nga leen di dalal di leen teral di leen berde yaakaar naa loolu sant Sëñ Tuubaa mënu ko weesu tey jii moo tax su ma nee tey jii sant naa yàlla ci fi ma toll mooy par rapport à mon âge ak par rapport ak ñenn ñi tamit fi ñu may xoolee et le peu bi ma am tey jii nit a ngi xool ne maa ngi yor àdduna gi ci biiram te sama doxalin moo tax wax dëgg nag sant naa yàlla bu baax ndax gisuma lu tax may daw di dal ci ginnaaw kenn koo xam ne tey jii damay am dara loo xam ne dama koy gis ci ginnaawam lu dul Sëñ Tuubaa gisuma ko ndax sant naa yàlla dimbali na ma la ma dimbale tamit mu néew mu bari maa ngi ñëw di ko bokk ak ñoom ba ci récemment nii j'avais initié un programme boo xam ne bon programme bi yaakaar naa ne Bambey TV am na suñ benn sortie boo xam ne bokk na ci ñi ko médiatiser le programme bi nga xam ne dañ koo génne mu waral coow lépp muy le programme leeral suñu gox bi ma koy xalaat ma bokk ko ay nit ñoo xam ne vraiment dama ko xalaat ak ñoom ñu xool ko étudier ko ba teg ko ci lu leer
mu jaral ñu créer un comité restreint boo xam ne dañ daan ñëw week-end chaque samedi soir ñu taal suñu oto guddi gi xool les endroits obscurs de Bambey ñu xool def étude bi xool ne fii ak fii ak fii war nañ fee mën a def lampe. c'était un projet boo xam ne ça regroupait 200 lampadaires yoo xam ne tey jii waroon nañ ko installer au niveau de la commune de Bambey répartis en 5 mois ñu jublu ne chaque week-end bu ñu ñëw à Bambey dañuy indi 10 lampadaires le samedi 5 le dimanche 5 ñu ciblé 2 quartiers boo xam ne tey jii xool nañ yi nga xam ne ñoo gën a obscur ñu def ko fa. ñu démarré ko à Waxal Jàmm démarré ko à Léona démarré ko au quartier DVF def ko aussi ci kër kilifa diine yi ñu xam ne kilifa diine yi mënuñu koo ñàkk kilifa diine bu nekk ñu dem këram monter ko fa des lampadaires kon yaakaar naa ne ñun ba ñuy def ci développement élection amul dara amul te loolu defuñu ko parce que dañuy politique dama am suma partenaire boo xam ne dama koy génneel conteneur loo xam ne dafay jëm ci quincaillerie générale donc j'avais trouvé un compromis avec lui donc su ñu waree jaayee lampe bi à partir de 100% daf ma koy joxe à partir de 50% man ma ne pourquoi man may jël di yóbbu feneen te sama dëkk nekk fi ci laa commencé initier projet bi tuddal ko leeral suñu gox di commencé def samay montage donc waxtaan ci nag ak waa Sénélec parce que am na loo xam ne da ngay am foo ko jaar ba wax leen ba ñu maa xam ne ma 200 lampadaires yi courant wu Bambey attan na ko donc sur cette lancée là ci la ñu nekk di ko def ba à un certain moment donné à notre 9e week-end nous avons fait 8 week-ends yoo xam ne bu ci nekk nous avons monté 10 lampes ça nous fait 80 lampes ba suñu 9e week-end bi nga xam ne ci la ñu war a def montage il s'est trouvé que des gens dugal ci ay affaires politiques la mairie saisir ko daat ne ce qu'on va faire léegi mooy dañuy bloquer yépp ñu taxaw bi ñu ko bloqué j'ai appelé le secrétaire municipal en l'occurrence monsieur Racine Ba donc ma expliqué la situation bi ma ko expliqué la situation mu ne ma dafa am ñoo xam ne dañoo jël yëf yi bëgg koo politiser te vu que municipalité bi moo yor lépp lu jëm ci éclairage public donc il est de votre devoir ngeen ñëw ñu toog ñu waxtaan ma déplacé wu dem waxtaan ak moom bi ñu waxtaanee ak moom ñu trouvé un protocole d'accord mu bind loo ma car l'administration elle est écrite ma bind envoyé ko jox ko mu ne dina ko jox maire mu signé ko maire aussi ma toog depuis boobu ba léegi di leen déglu ñu bloqué ko parce que li ñu ko bloqué mooy am na des hommes politiques yoo xam ne dugg nañ ci dugal ci loo xam ne politique la xas leen ci xëy na ñoom ñu gis ci seen bopp ci loolu nee na ñu arrêté projet bi mais man bi ma koy def yaakaar naa ne ku def montage wu 8 week-ends ça te fait 2 mois yoo xam ne déggoo dara yëngatu ba Bambey TV bi muy ñëw di ko couvrir boobu suñu 7e week-end la kon ñun xaaruñu woon pour am visibilité dañ ko doon def ngir yàlla ak dëkk bi tax parce que jàpp nañ ne tey ji lu ñu génn mën koo am ci biti indi ko ci biir ñun loolu mooy suñu devoir parce que Bambey moo ñu def tey li ñu doon dundeewuñu dëkk bi mais ñun dañuy dundee dëkk bi loolu ci concept boobu ci la ñu nekk et am nañu aussi beneen concept boo xam ne ñi ngi noué un partenariat avec benn association française boo xam ne ñi ngi tudd Enfance et Savoir boo xam ne ñoom aussi dans les jours à venir dina ñëw Bambey seet si ma fi donc mu doon une association boo xam ne c'est dirigé par Duc Olivier nekk sama ay partenaires ñoom ñuy yëngatu fii tout ce qui est affaire éducation yu xale yi donc ñu créé tey jii bon un système informatique boo xam ne daanaka seen programmation wu xale yépp tey jii à l'élémentaire comme au préscolaire yépp ci lañ koy dugal donc ñu ne ma ñun l'avons fait à Kaolack nous l'avons fait à Ziguinchor bëgg nañ koy ñëw def si ko à Bambey avec yow loolu nag vraiment tey jii suñ demee ba ciy dem suñ génnee ci élection yi dinaa leen recevoir à Bambey ñu ñëw fekk si ma si bu ko defee ñu jéem a xool na la ñuy entamer procédure bi pour wax la daal may mun a ñun lu ñu gëm mooy Bambey la ñu gëm man Bambey laa gëmuma leneen kenn joxuma ndombal tànk nag pour ma def dara musuma am ndombal tànk politique musta am li ma gëm te xam ko mooy li may liggéey yàlla jox ma ko ci laa mën a dimbalee nit ñi may dimbali te yàlla tax mais kenn jox ma poste de responsabilité état te li may doxee amul benn ku yor poste de responsabilité état ku koy doxee fii amu fi kenn ku fi def loo xam ne bu dul élection da ngay ñëw def ko fi ñi fi nekk ñëpp di def élection yi ñëw ñu soog di commencer di def kon tey jii suñu yàlla dimbalee ba ñu am xel moom dañ ciy sant yàlla bu baax di ci sant suñuy wayu di sant ñu ci dooleel vraiment loolu moo doonoon ci tënk li nga xam ne nekk nañ di ko yëngatu ci biir Bambey te bëgg nañu wax dëgg fa yàlla ñëpp gën ñu cee jàppale merci beaucoup. am na solo lool lan moo indi sa début ci politique ak lan mooy sa ambition tey jii ci Bambey.
waaw tey jii buñ la joxoon municipalité bi wala ñu jox la leneen tey jii ndombol tàng boo xam ne jox nañ la ko fii nii ci commune de Bambey lan mooy sa ambition vis-à-vis de la population et vis-à-vis de Bambey. waaw Maïmouna man politique damay jàpp ne li may wax chaque jour rek y a deux formes de politique. Il y a un homme politique et un politicien. Moi, je suis un homme politique, je ne suis pas politicien. Un homme politique, moi, qui a dit, lépp loo xam ne day développer le système daf ciy dox. Un politicien nag mooy koo xam ne politique rek lay dund il fait de la politique politicienne. Man je ne fais pas de la politique politicienne xawma ko musuma saaga musuma xarab nit musuma wax kenn ci dëkk bi lu ñaaw musta am 2016 ba léegi. Occupé naa ay postes de responsabilité yu nekk ci campagne électorale. Mais musuma xas nit musuma saaga nit musuma wax leen nit loo xam ne tey jii day taxaw ne diw moom ma wax nangam ci yar ak teggin laa teg samay mbir. li tax ma dugg ci tamit mooy dama nekk ci dëkk juddoo fa yaroo fa màggee fa musuma fa def naka su du noonu kenn musuma dégg ci yenn yi ay nit tamit xool ma sama jëmm ji neex leen ko yàlla rek tax ñu am lu ñu mébét ci man am lu ñu bëgg ci man ba tax fañ ma teg ñu teg ma fa Maïmouna man bi may ñëw di xeex. Développement comité de santé bu hôpitalu bu district sanitaire bu Bambey bi ma koy xeex boobu gars yi kenn xamu ko fi ma dem ak ñoom élection def sama campagne dem toutes les GPF parce que boobu xool naa xam ne comité de santé bii fi nekk nii vraiment li ñu fi nekkoon coow li bari na coono li bari na te liggéey bi taxu koo demee noonu ma di ko xeex bi ma koy xeex yàlla ma tiim seede na ne booba j'avais pas les moyens pour jàkkaarloo ak ñoom. Mais malgré les maires de moyens que j'avais damaa dem tenir leen tête ba ñu dem ba échéance bi war a ñëw préfet pousse ko bi préfet poussé échéance bi sama premier emploi au port autonome de Dakar foofu la génne donc amatuma disponibilité pour ñëw jàkkaarloo ak ñoom mais man ku ma xam-xam ne ci bañkat lañ ma xamee et ci gëm sama bopp lañ ma xamee parce que damaa gëm liberté bi ma gëm nag moo ma yóbbu opposition. Parce que dama gëm ne nit su may ànd ak moom ànd nawle laay ànd samay fukk ak samay juróom laay jël ñu koy ànd di ko tegandoo bis bu yàlla demee ba dara am ñu xam ne lii am na ñu xam ne sama coobere moo ma fa yóbbu waaye gëmuma topp ci ginnaaw nit mu may jox man gëmuma loolu man li ma gëm mooy liggéey ñàkk jëriñu loolu laa xam te loolu laa gëm ci laa yor sama njaboot ci laay tedd ci laa sant yàlla bu baax a baax lu ma am ci laa ko amee kon nag politique bii ma dugg damaa jàpp ne man dama bokk ci développement wu Bambey te kenn mënu ma génne ci développement wu Bambey parce que jeune laa et wax dëgg fa yàlla ku ne ñi ma nawloo bari nañu la ma am mu néew mu bari sant naa ci yàlla ndax âge bi ma am di teg li may teg ña ma jiitu tey jii âge bi ma am amuñu ko woon di teg li may teg xalaatuñu ko sax kon nag politique bi man dama koo def ne dafa doon ndono ci man parce que li tax mu doon ndono ci man mooy sama papa tey jii dama doon ci moom politique parce que man mon frère aîné papa Ndiamé Sène lañ ko tuddee donc suma papa il a été un chef d'entreprise boo xam ne il était l'ami de Madiang Khary Dieng ancien gouverneur de Dakar il a même créé un quartier à Guédiawaye bu mu tuddee Madiang Khary Dieng kon tey jii man politique yaakaar naa ne ndono la ci man moo tax sañu ma koo bañ mais nag avec la manière saagantewu ma xasantewu ma yar ak teggeen lu ma joxul bëgguma ko loolu daal moo ma dugal ci politique en quelque sorte. lan mooy sa ambition tey jii bu ñu faloon Mbaye Badiane maire de Bambey président conseil départemental de Bambey lan mooy sa ambition. waaw Maïmouna man damaa jàpp ne ci man damaa jàpp ne dara jomb ma ndax li tax dara jomb ma mooy man pour man être maire pour man tuuti na ci man trop ndax li tax tuuti na ci man mooy fa ma teg sama bët bi ak la ma bëgg jàpp naa ne tey jii maire tuuti na ci parce que tey jii nanu waxtaan koo xam ne tey jii chaque week-end mu taalee otoom jógee Dakar ñëw Bambey en termes de carburant tu dépenses plus de 45 000 par week-end loolu yaakaar naa ne soo ko génnee ci salaire u maire li ciy des du bari kon man li ma yàlla defal sant naa ci yàlla et fi ma nekk tey jii ba toll fa ci port bi gëm sama bopp moo ma ci dugal kenn mësuma recommandé ak kenn ci àdduna man ci lu ma taxaw rek
maa ko taxawal sama bopp. amoo branlo. déedéet awuma branlo lu dul xanaa sama ñaanu waajur ak Sëñ Tuubaa ma yaakaar mooy sama branlo mais awma beneen branlo. beneen branlo awma ko yaakaar naa ne am na ci ñoo xam ne tey jii liggéey nañ au port de Dakar bay retraité te Bambey xamuñu leen te man yaakaar naa ne bi ma fa duggee léegi ça fait à peine 3 ans kon tey jii su ma mënee dem di jëli di dugal ci biir dëkk bi ça veut dire que ni tey jii man ci li ma nekk lu dëggu la ci man bu fekkoonte ne tey jii ay tappale moo ma ci dugal kon du ma agsi fii kon yaakaar naa ne nag tey jii dëggu rek moo ma bàyyi ci li ma nekk te gëm naa ne man Bambey ci histoire politique bu Bambey dama cee bokk ala kulli haal du ma ne nag ban àpp lay doon ak fan lay doon mais ñoo ko waxtaanee fii ma wax la ko fii Bambey fii nii fii ak 5 ans ci kanam lu fi nit def te bokkuma ci du dem loolu moom dama koy wax parce que xam naa sama bopp xam naa samay capacité xam naa fa may taxaw xam naa la may def xam naa tamit fi nga xam ne tey jii fa la ma suñ borom orienté mais sama vision moom wax dëgg fa neex yàlla man gëm naa ne romb na loolu. waaw est-ce que mën nañu xam tey jii lan moo waral Mbaye Badiane démissionné de Yewwi Askan Wi Bambey tout en sachant que ni Malick Gakou bu grand parti ba tey mi ngi si Yewwi Askan Wi bokk na si ñi jiite Yewwi Askan Wi tey mais Mbaye Badiane bokkul si Yewwi Askan Wi Bambey. waaw may mun a xam nga li may wax rek politique man dama cee gëm ànd ab nawle ndax ànd nawle mooy ki ngay àndal mu leer na ne danga koy jox cër bi mu la jox danga ko koy jox waaye man li ma lay wax rek manque de respect lu mu dugg rek wala cof ma lu mu dugg rek man bokkutuma ci et Yewwi Askan bi dama cee bokk doon un coordonnateur départemental au début nous étions 6 coordonnateurs ñu dem ba ci biir am 9 coordonnateurs départementaux à savoir honorable Aïssatou Mbodj doon coordonnatrice départementale bi donc man ma nekk le président de la commission des investitures au niveau communal et membre de la commission d'investiture au niveau départemental donc Yewwi Askan bi ku ci déposer sa candidature à la mairie de Bambey ci man nga ko déposer man nga ko jox maa recevoir tous les dépôts kon tey jii suñuy ànd ak nit ñu am yoo xam ne tey jii dañ koo jëloon teg ko ci suñu kanam bi ñuy soog di sumb on s'était dit ñu ne li may wax coordonnateur yépp nga may dégg ñu ne képp koo xam ne dem nga foo xam ne yaakaar nga fa ñu investir la investir lañu ba nga dëppaat ñëw ci ñun duñ la investir loolu lañ njëkk a wax ci suñuy charte képp koo xam ne dem na feneen pour ñu investir ko su dëppaatee ñëw ci ñun mënut a wax ba ñu investir ko dañ koy exclure d'office muy benn képp koo xam ne tamit charte yi nga xam ne teg nañ ko fii ànduloo ci mënuñu laa investir ci dara muy ñaar ñu ñëw bi ñu ñëwee au moment bi ñu war a recevoir les demandes j'ai reçu des demandes de PASTEF donc de tant d'autres partis du PRP ba le candidat bi nga xam ne moo waral wax ji muy le candidat communal et candidat départemental donc bi ñu ñëwee ñu daal di koy introduire le candidat bi ñu investi ici au niveau de la commune de Bambey bi muy dugg ci coalition bi man maa ko ci dugal parce que maa ko convoqué en réunion on m'a envoyé son numéro ne ma dañu ko jox mandataire au niveau de Jéngu Tabax de Boubacar Camara. Je l'ai appelé pour le convoquer en réunion de Jéngu Tabax. Aussitôt le soir, un de ses camarades m'a appelé pour me dire que le dit candidat donc appartenait au parti PRP. Il faut le convoquer au nom du parti PRP. Je lui ai dit, mais loolu nan la mën a nekkee parce que nit ki mënta xëyee ñëw ci parti bi ngoon mu dem ci beneen parti ne ci parti boobu la bokk qu'on soit logique. may leen en tout cas ce qu'on va faire mooy nañu leen dem ba dem ci réunion ba ñëpp toog bi ñu ñëwee réunion ba ñu toog ñu daan ne ko fan nga bokk mu ne noo bokkoon naa Jéngu Tabax mais léegi PRP laa bokk xam nga loolu vraiment amul ni ma ko mën a waxee xaw ma nan nga ko mën a catégoriser amul constance parce que mënoo xëy milieu de parti bi ngoon nga dem ci beneen parti
ba ki nga xam ne moom moo ko investir dafa ne ma bu may wax danaan ma sa élément bi danaan ma Mbaye Badiane sa élément bi yow yaa ko fi accepté. parce que yaa ko woo. parce que man maa ko woo maa ko convoqué. kon tey jii ak yeneen wax yoo xam ne peut-être wax na ko séq koog man du ma ko wax ci média parce que man du ma weer nit ci média du ma weer nit ci loo xam ne tey jii dañu ko séq. bi loolu amee ba am ñu waxante loolu bi ñu waxee loolu après ñu trouver consensus mu ne léegi PCS lay militer ñu jël ko comme PCS. bi ñu demee ba investiture yi jot ñu dem commission nationale des investitures ñu war a investir donc bi ñu investir ñu ne dañoo jox carte blanche aux différents leaders ne leen nu leen neex ngeen investir ko man aussitôt j'ai appelé sama directoire campagne ne leen carrément lii ak lii ci nan la jóge ñu ne foofu kat dañu wax nañu lii ak lii moo fa am may leen da ngeen na tromper de cible parce que non seulement la personne bi nga xam ne tey jii moom la ñu investir il a fait des réunions à Benno Bokk Yaakaar ba mu waral fa coow lu rëy ba ay saagante am fa lu ne am fa mu wëlbati ko ñëwaat opposition nga ne da nga koy investir kon loolu déjà ñun c'est dérogé à la règle bi nga xam ne tegoon nañ ko muy charte bi ñu tegoon daan ne képp koo xam ne dem nga foo xam ne da ngaa yaakaar ne duñ la fa investir nga ñëw duñ la investir kon loolu déjà on a bafoué toutes les règles. Secondo ñu ñëw ci conseil départemental bi ñu defar suñu ay PV réunion boo xam ne jour boobu yaakaar naa ne bi may jógee Dakar maa ngi fa jógee 14h maa nga duggaat Dakar 23h parce que il s'agissait de Mamadou et un certain John du PASTEF et Fat Sène présidente Fat Sène présidente sortante moom la ñu amoon comme candidat donc suñu PV yi bi ñu koy yéegal on avait retenu que 3 candidats bi mu dem au niveau national malheureusement PV yi bi ñu dëppaatee ñu gis ne investir nañ koo xam ne ñun musuta sax bokk suñu ay réunion suñu PV réunion musuta bokk lu dul benn réunion la mës a assister muy première réunion ba on a fait presque 5 à 6 réunions yoo xam ne tey jii kooku musuta ñëw musuta feeñ mais ku musuta ñëw réunion musoo bokk ci ay PV réunion benn yoon nga mës a ñëw ñu xëy ne dañ koy investir à la tête de liste départementale te kooku musuta am dayoo politique mais loolu à la longue c'est bafouer tout ce qu'on avait fondé man ak yeneen parti yi ñu àndal yépp ñu ne loolu duñu ko def duñu ci ànd parce que nag duñu ñëw liggéey li ñuy liggéey ba heure bii jël ko di ko def ci loo xam ne tey jii leerunu mais tey jii booy ñëw di investir nga investir koo xam ne au moins bu ñuy dem suñuy PV transcrire nañ ko mais nga dem jël suñu ay PV yi nga xam ne moom la ñu defar tegee ko ne jël ki la neex nga investir ko dafa am nag ñoo xam ne mën nañ ko waaye man de wax dëgg fi yàlla mënuma ko man moom li ma wax ak liberté laa gëm nit ku may àndal nawle la ñuy ànde ak koo mënti doon ci àdduna ak koo mënti doon boo taxawoon fii dañuy ànd nawle mënuñoo ànd nawle ku ne dem nga toog. kon daal Mbaye Badiane ni mu gisee affaire bi trahison la wala galgal wala. waaw xam nga li ci nekk lépp kenn du ko mën a wax mais man damay faral di wax ne et souvent nañu ko jëfee joo gis nañu ko waxtaanee moo ko jiitu mbir moo gis des ko war a waxtaanee mais nag man de wax dëgg fa neex yàlla li may wax rek sama àdduna tollu ma fenn foo xam ne nit daf may lonk buum ci baat di ma diri ne ma fii ngay am lu am ci àdduna kenn du ma ko def loolu ndax it wax dëgg fa yàlla raam ba fii ma agsi nii yaakaaruma ci ginnaaw nit di daw kon du ma daw ba agsi ba fii di yaakaar ci ginnaaw nit di daw du ma ko def joxoo ma li ma am moom laay indi ñu bokk yëngatu ci li ñuy yëngatu kon nag tey jii kenn du ma mën a def loolu leneen sama président de parti dañuy toog réunion mu toog mu wax dara ma ne ko ànduma ci du ma ko def ba dernière réunion bi ñu séq dafa wax ma ne ko danga may bàyyi ma eggale li may wax parce que sama carburant bi may taal bi may ñëw joxoo ma oto joxoo ma carburant maa taal sama oto taal sama carburant participation bu jotee damay participer au même titre que ñépp kon nag man sama baat wala sama kàddu fu ma ko amul du ma ko sori mu am na ñu ko mën nag waaye man de wax dëgg fa yàlla moomuma li ñu xam muy koo xam ne dañ koy diri fu leen neex ñu yóbbu ko man de wax dëgg fa yàlla xaw ma loolu te it du ma ci mës a dem te bu dee looloo may ci àdduna du ma am daal parce que du ma ko doxee loolu moo waral suñu ay jafe-jafe
mais awma ci problème ak kenn awma ci xaar ma yàlla ak kenn musuma ko cee am jàmm ak salaam laa siq ak ñoom tey jii ànd dagan na waaye tàggoo aussi dagan na jëluma sama avenir li ma wax rek y a ce qu'on appelle l'homme politique et les politiciens man homme politique laa du homme politicien dunduma ci politique damay dundal politique mais dunduma ci kon loolu moo waral sunu rupture entre ñun ak Yewwi Askan Wi loolu moo ci nekk. est-ce que tey waa Bambey mën nañu espérer ci li nga réaliser ci social yëpp est-ce que tey waa Bambey mën nañu espérer Mbaye Badiane liggéey ak équipe bi ñëw au soir du 23 inchallah. waaw Maïmouna man yàpp naa ne Bambey képp ku fi mën di ñëw peut-être xëy na mënuñoo ñàkk bañ a liggéey parce que li may def li ma wax rek defuma ko parce que dama cee bëgg dara xam nga koo xam ne état joxu ko ndombal tànkam falu ko defu ko dara muy am di ñëw di ko fi indi kon kooku jàpp naa ne tey jii bu gisee ku état jox doole war naa mën a ànd ak moom liggéey man du ma tëjal samay buntu kenn ci àdduna ba ma amee rupture ba tey ku ne ñëw na sama kër wax ñenn ñi aussi dañ may woo ma bloqué leen ne leen carrément mënuma la recevoir parce que man su ma leeree ne mënuñoo def rek du ma la recevoir sama kër parce que mën nga recevoir nit ki ñi nga xam ne ñooy say nawle ñoom tey jii sa baat la ñuy déglu gis ne diw mii kat dugalante na ak diw mu am lu muy yàq ci yow te man damaa gëm constance ku opposé wu foog naa 6 ans boobu ba léegi xaaroo ku la jox xaaroo ku la defal doo dem ba ren ji nag nga ne danga ko yàq loolu du ma ko def mais nag képp koo xam ne yàlla daf la fay indi nga bëgg dëkk bi rek bëgg koo defar foo ma woo man ma wuyu la fa mais tëjalu ma samay bunt kenn ku nekk nag li may wax rek ku nekk nag wax dëgg fa la woo na ma diw dañoo bëgg nangam vraiment nga appuyer ñu même soo mënta wàcc ak ñun ci terrain bi ngay woote téléphone xam nga sa ay militant ne leen nangam ak nangam bay leen am na loo xam ne du ma ko def parce que man j'ai fondé pas mal de cellules lew na am naa fa cellule waxal jàmm am naa fa cellule DVF am naa fa cellule kon ñooñu tey ji du ma leen jël ñu ànd ak man ci ngor ak ci jom ak ci teraanga may xëy di leen tayle ci loo xam ne xamuma ko du ma ko def su ma gisee loo xam ne tey jii ñoom ñi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom ñuy ànd ak man jox ma seen bopp ne ma lii kat gis nañ ci suñu bopp Bambey gis na ci boppam fu ma ci nit woo ma wuyu la mais quant à samay intérêt crypto personnel bopp moom taxu maa jóg su ma loolu taxu na jóg yaakaar naa ne am na loo xam ne du ma ci dund ndax la may am mu néew mu bari wax dëgg fa yàlla mën naa cee dund ak sama njaboot ba sant ci yàlla awma problème mu luyaas li ma dëkkee maa koy moom awma problème mu dara oto bi may dawal maa ko moom awma problème dara maa ngi sant yàlla kon man li may lijjanti mooy nu ma def ba ñi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom ñu am yaakaar ci man di am seeni soxla yàlla dogal yàlla moo dogal ma doy leen ci ñooñu ñoo tax tey jii may rey sama bopp ci biir dëkk bi waaye su doon man ak man la yaakaar naa ne tey jii awma lu ma ciy xool wala lu ma ciy def ñooñu nag suñ demoon ba jëmmi jamono ñu ne ma ñun kat gis nañ ne diw mii doxalin bi mu yor baax na bëgg nañu nga ànd ak moom ci ngor ak ci teraanga ak ci jom ak ci fulla dañuy ànd ak moom ci loolu waaye kenn duñu ñàkk loo fulla ci dara wala kenn duñu waaye diloo ci dara waaye nag moom li ma xam ba xam ko mooy waxal jàmm gii nga xam ne fa laa dëkk et liggéey nañ fa liggéey boo xam ne man jàpp naa ne ku fa bëgg a dugg wala ku fa bëgg a am dara di nga jaar ci ñoom par A ou par B loolu moom amul sax demal ma ñëw parce que am nañu ñoo xam ne tey jii liggéey ba du liggéeyu benn at man xaaruma ba élection di ñëw may wër di demalante ak nit ñi amul kenn koo xam ne mës naa am xewam fii ci Bambey ma tànkam lu ko du ma ko def ku ma wax xewam ak lu mu mënti doon damay taal sama oto ñëw bokk ak yow ba mu jeex ma dëppaat ñëw nit ñi nag tu xaalis moo leen di am déedéet kóllëre la démb tey soog di ñëw nga séq kook ñoom ñooñu nga séqal kóllëre nag yàlla suñu borom moo dogal li mu dogal ci ñoom yow it yàlla suñu borom dogal li mu dogal ci yow boo ko nangoo ngeen nangu ko yàlla dogal ànd ba daal di jóg mais jàpp naa ne tey jii muy waxal jàmm ga ñu dëkkee tey jii ku fa bëgg a dugg ci dara par A ou par B di nga dugg ci ñun loolu daal nekk na ci te it ànd nañ ko ak jeunesse bi ànd nañ ko ak ñëpp ba fii may wax ak yow nii lundi dama war a dem Diourbel football régional parce que comme dama nekk président d'ASC
te dama dem régional Diourbel dama war a ànd ak ñoom fubali fi mu toll nii lu ne mi ngi ma fay xaar ci ñoom ñu war a àndandoo xàccandoo dóorandoo dem représenté ji Bambey au niveau de la région de Diourbel. kon man yaakaar naa ne lépp lu ma am jeunesse bi la lépp lu ma am mag ñi la lépp lu ma am jigéen ñi la lépp lu ma am paayi la lépp lu ñu ma amit dama koy ñëw bokk kook sama askan mu néew ak mu bari waaye daal fi mu toll nii développement bu Bambey ci kuñ ko gis ñu jox la suñu loxo ànd ak yow loolu daal mooy ci li nga xam ne ci la ñu nekk. de toute façon la population bambeywaise ñu ngi ñuy déglu yeneen candidat yëpp ñu ngi ñuy déglu je pense que Bambey TV tey jii ñëpp a koy seetaan ci askan wi ak ci biir ak ci biti réew mi Mbaye Badiane le mot de la fin. ok merci beaucoup Maïmouna. donc xanaa di leen sant rek vraiment encore une fois de plus di leen ñaanal yàlla aussi lépp la nga xam ne tey jii bëgg ngeen ko ci seen télé bi mu dem ba doon tey jii fi ñuy dégg Futurs Médias ñu ko fay dégg yéena nañ leen ko parce que fierté la man su ma gisee kuy entreprendre dara sama xol da ciy sedd parce que gëwuma ko yaafus gëwuma ko toog di xaar man kuy ñafe di rey boppam laa gëm te it vraiment seen image rafet na et seen PDG aussi vraiment am na lu bëree bëri loo xam ne seq nañ ko moom aussi mu gëm entreprendre dara kon loolu vraiment di leen ci sant di leen ci gërëm di sant population bu Bambey bi yëpp parce que ku lim juum et vraiment awma seen fay ndax nit ñi balaa ngay xam fi nga leen tool dëgg da ngaa xëy taxaw ci dara di leen déglu wax dëgg fay yàlla amu ci kenn koo xam ne jëfam ju baax wala waxam ju baax doo ko dégg ci biir dëkk bi mu jëm si ci yow. damay egg ba Dakar ay kilifa woo ma ne ma diw de diw moo ma woo téléphone ne ma diw de gis nañ teraanga ji ngay seq ak moom vraiment diw mii de wax dëgg ko jàppale nangam ak nangam may leen ñoom ñoo baax rek waaye amuñu seen fay Bambey la ñuy tiitaroo Bambey la ñu gëmuñu leneen lu dul Bambey waxal jàmm gee ñu dëkk ñoom la ñu gëm jeunesse ba ñoom la ñu gëmuñu leneen lu nu am muy noor muy nawet muy suba muy tisbaar muy tàkkusaan Bambey lañ koy finaliser loolu daal lañ ne woon nañ ko tàggatoo di sant ñëpp wax dëgg fa yàlla di sant suñu wayjur bu jigéen ndax vraiment. Mbaye Badiane kan ngay jàppale ci candidat yi. waaw. candidat yi am nañu waxal jàmm candidat yaa ngi fii kan ngay jàppale ci candidat yi. waaw mooy li ma la wax sànq xam nga man wax naa la j'ai reçu pas mal d'appels ba démb ci guddi gi rek am na ku ma woowaat di expliquer pour ne pas recevoir kenn parce que xam politique dafa xaw fiir tey jii da ngay ñëw nit ñëw seet si sa kër jël ko photo ko en image wala dara mu dugg ñu ne diw mii kat ànd na ak diw et daanaka lu bëree bëri dem am ci ñoo xam ne aussi dañuy infiltrer am na ci ñoo xam ne dañuy dugg ci samay nit yi bopp ne leen diw man lay jàppale kaay leen jàppale ma ñooñu woo ma ne ma diw kat ñëw na fi nee na moom ngay jàppale ma leen déggu leen ma ne leen kenn lay jàppale wu ma kenn ba fi may wax ak yow jàppale wu ma kenn samay nit daal maa ngi waxtaan ak ñoom ñi ngi gisee ñi ngi def suñuy rencontre waxuñu kenn ne ko yow la ñu àndal ñi ngi toog fi ñu toog ku ñëw nag ku ñu woo muy la ku ñu xam ne tey jii giseeg yow mënta ñàkk ñu giseeg yow ku ñu war a mën a jàppale ba ñoom ñu décider ne war naa ko mën a jàppale man ma jàppale ko mais man awma ci lu may choisir li ma wax sànq rek man samay intérêt bopp taxu ma jug lu ma am taxu ma jug parce que nag lu looy daw ci ren gars yi dafa fekk amoo ko man may mënu ku dawal 4x4 maa ngi dawal 4x4 maa ngi sant yàlla jëlewu ma ko ci politique ci liggéey laa ko jëlee ku am kër am naa kër jëlewu ma ko ci politique ci liggéey laa ko jëlee kon gisuma yeneen gars yi lan lañ ci mën a yor fii leader boo fi mën di gis 4x4 lay dawalul lépp li may dawal kon man gisuma lu may daw bay daanu ci ginnaaw kenn amul mais nag ñi ma àndal saa bu ñu ñëwee ba ne ma diw mii kat gis nañ ci moom lu tax ñu ànd ak moom pour développer Bambey bañu ma ngir ànd ceeg ñoom ndax lu jëmale ñooñu kanam ak lu jëmale Bambey kanam laay wër man lu ma jëmale kanam maa koy ñaqal sa bopp maa koy liggéey te maa nga ca kon tey jii képp koo xam ne pare nga pour ñu liggéey tëjaloon suñu buntu kenn ku ñu woo wala ku ñëw dinañ la woo rek ni ñu war a teg ñu waxtaan bu ñu xoolee ba xam ne carrément gis na suñu bopp ci yow man ak ñama àndal bu la neexee foo këpp ñu baatare fa
lu ñu am mu néew bari ñu ànd kook yow campagne kook yow ñu xam ne tey jii suñu amee ndam Bambey moo am ndam su ëllëg si biiree su kooku taxawee ñu bëgg ko wax dara am sañ-sañ wax dara dañuy taxaw wax ko dara xëy na bu ëllëg si biiree su ma fi amee projet benn municipalité peut-être du ma bloqué xëy na peut-être su ma ci jàppalee kenn boo ëllëg si biiree su ma xëyee dugal fi projet kenn du xëy na ma sa waay kat projet bi kat dañ koy bloqué wala dañ koy def nangam kon nag ci loolu lañ taxaw fii may waxee ak yow nii wax dëgg joxaguñ kenn carte dañu taxaw di observer parce que comme ñii ñëw bari nañu te moomoo sa kàddu da ngay consulter autant que possible ñi nga xam ne yàlla boole na la ak ñoom ngay liggéey soo demee nag ba ñoom ñu def seen choix xam ne njort nañ ne kii moo gën ci ñoom ñu ànd ak ñoom mais tey jii du ñu dem di jàpp ci loo xam ne gëmuñu ko lu ñu gëm rek man lu ma gëmut du ma ci dugg du ma tricher ci àdduna xalaatuma ko damay gëm dara ma ànd ci dox ko gëmuma ko ma teglante ko fële mais du ma tricher nit du ma ànd ak nit ngir lu ma am lu may ànd ak nit dafay doon loo xam ne tey jii dama ko sentir gëm ko ñu nekk sama ginnaaw sentir ko gëm ko ñu jël sunu moyens yi ñu am yépp ne ko ci bëcc ànd ak yow dem suñu yoon loolu daal ci la ñu nekk. je pense que candidat yëpp dégg nañ ko te Bambey TV aussi mi ngi tendre micro à tous les candidats de la commune macha allah mot de la fin. waaw merci beaucoup Maïmouna li ma wax sànq rek di gërëm sama wayjuru jigéen ndax li may wax rek peccum liir moom bu neexee nday jaatee ci mbagg ya man suma yaay laa am suma yaay moo ma defal lépp moo ma tettee kon tey ji lépp lu ma am vraiment sama yaay laa koy delloo vraiment di ko sant di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ñaanal mbokk yépp di ñaanal aussi samay soxna parce que vraiment doon jëkkëri koo xam ne jabari koo xam ne day yëngatu ci politique metti na ma di leen di baalu des fois dañuy nekk ci ay montage ba ay minuit 1h du matin vraiment yooyu yëpp mais dañ ko nangu xam ne seen jëkkër li ko yàlla teg ci loolu la mën a dox mënta dox ci leneen vraiment ma di leen sant bu baax di sant sumay sœur di sant waa Bambey gi yëpp di sant waa Waxal Jàmm di sant ñëpp daal ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla seq nañu teraanga vraiment di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaanal Bambey jàmm rek yàlla na fi xew ndax jàmm ci la lépp xaj et élection yi ñu jëm may ñaan ñi nga xam ne ñoo ko seq ñëpp nañu jàpp ne ay frère lañu ay doomu ndey lañu ay doomu baay lañu candidat boo ci gis am na lien de frontalier familial bu mu bokk ak keneen kon jàmm ci la lépp xaj mu bañ a jaral nit ñi xiiroo jaral ŋaayoo bu ñu jaral dara nañu def lépp ci fair play mu jàll ak jàmm ak salaam ka fi yàlla du teg yàlla suñu borom noppi na bu ko fi tegee ña ko mën a gunge ko ñu ànd liggéey ngir jëmale suñu dëkk bi kanam ndax fii ñu toll nii kat émergence rek la ñu soxla kon nag vraiment ñi ngi sant population Bambey bi yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment mention spéciale à vous Bambey TV yàlla na yàlla gën a taxaw defar taxawaay bi yëf yi gën a sophistiqué gën a taxaw wax dëgg fa ñu leen di dégg foo xam ne wax dëgg fa dafay sori lool vraiment am nañu contentement bu wér ñi ngi sant ñëpp vraiment di gërëm ñëpp merci beaucoup. Bambey TV aussi mu ngi lay remercier Mbaye Badiane remercier tous les internautes yi suivre Bambey TV ni leen nag na ngeen abonné wu parce que xibaar yu croustillant yi fii la ñu nekk. Et puis dinañ am yeneen plateau tout au long de la campagne dinañ am yeneen plateau ak yeneen candidat yoo xamante ni macha allah la porte est grandement ouverte pour ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax et à une prochaine émission.